le slam. Slam ci xol. Slam ci xel. Art d'expression populaire orale déclamatoire. Slam ci nekkin. Slam ci doxalin. fii ci 94.5 sous forme de rencontre et de joutes oratoires. Le slam. yoon la wu ñu tànn. yoonu xóotal sa xalaat. Salam ci xol. dëgg bu ci bañ ku la ci faat. leeralal sa baat. Salam ci xol ak Mame Diarra xamante leen ak slam xamante ak yéen ci Dakar FM 94.5 le slam. quatre-vingt-quatorze point cinq slam ñu ngi leen di ziar di leen jox cër bu baax a baax fii ci 94.5 seen émission slam ci xol di am mardi bu jot 19h30 ba 21h30 ñun ak yéen ndaxte seen mbégte mooy suñu bànneex tey seen émission slam ci xol am gan gu rëy ci ñun slameur yi bu rëy nag ndax xam nga ne ab yaay moom ab maman moom fu mu mënti nekk dañ koy fonk dañ koy jox cër bu baax a baax moom la ñuy jiital ba pare doo ci teg papa waaye mama ziar nañ la salaam ma bëgg nga jege sa micro nag bëgg nga jege sa micro bu baax a baax nuyoog auditeurs yi nga xamante ne ak téléspectateurs yi nga xamante ne ci Facebook ñoo ñuy seetaan Slam. Je me nomme Faye Biram Penda Wagan, Dugu Wagan, Hanjang Wagan, Wagan Kumba Sanjan. Je me prénomme Fatima, Zahra la brillance, de la noirceur d'ébène des Guelawar, Zahra la brillance, de la noirceur divine de la Kaaba. Je me prénomme Yeli au Burkina, Yeli au Mali, Yeli en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et au Sénégal. Surnommée maman des slameurs, je me réclame poétesse de la solidarité intergénérationnelle et du cousinage à plaisanterie. Et c'est pourquoi je suis allée au Mali dans la charte du Mandé rechercher le Sanankouya. Je suis allée dans la charte de Kouroukan Fouga ramener le cousinage à plaisanterie. Bandurabi Halpula. mi salminima sama mbokk joolaa yi maa leen di nuyu R Radio Sénégal International maa leen di nuyu slam jëwriñ slam waaw Mame Diarra slam waaw maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp tey moom sama yaay def na nuyoo bi yëpp man jarul muy nuyoo sax damay toog ci ginnaawam rek mais maa ngi nuyu ñëpp di leen wax comme ni mu ko yàgg a waxee rek salaam di nuyu Mame Diarra di nuyu waa Dakar FM yëpp namoon leen lool di nuyu slameur yi tamit ñoom ñëpp ak ñi fi jógee bërki démb ñoom Tambidou Plume de Veille ñi wa nekk Thiès partout maa ngi leen di ziar bu wér ñëw topp si suñu yaay rek tey moom dañu am gan. Merci beaucoup. Merci encore une fois. 94.5, c'est une émission Slam ci xol. On va tout de suite démarrer avec ce morceau titré Dédicace de Maman Fatou Yeli. Mère Terre, Mother Africa. À travers toi, je rends hommage à une femme, Aïta Ndoye Sarr, fille de Mame Biram. Petite fille de Mbanga, le pêcheur solitaire, qui le soir au couchant lançait sa barque à l'affût du mérou, poisson des rois. Pour ton courage, ta discrétion, ta bonté, ton calme souverain, ton sens de l'honneur et des valeurs. Tu as toujours su donner sans rien demander en retour. Éduquer sans discourir,
rassemblées sans coup férir. À toutes ces mères silencieuses, bien que minées par la maladie, ferventes gardiennes de l'environnement familial et social, solutionnent, résolvent, tempèrent. À nous qui sommes et resterons d'éternels petits chérubins à leurs yeux, je dédie ce chant d'espérance de la Renaissance africaine. La main tendue de l'histoire. La main tendue de l'histoire. La main tendue de l'histoire traverse le désert du Kalahari vers les massifs de l'Himalaya. Sur sa pirogue, elle arpente le fleuve Niger en partance vers les îles Fidji. La marche de l'histoire sur son coursier s'est recueillie un instant sur le bord du Taj Mahal. L'aigle des neiges l'accompagne dans sa randonnée nocturne. Il a survolé l'Asie, le mont Everest, franchi la cordillère des Andes pour se poser sur les mamelles. La marche de l'histoire, rouleau incompressible, nous assaille de toutes parts. Peuple d'Afrique, l'esclavage a saigné votre race, la colonisation a miné votre sang, l'indépendance vous a-t-elle libéré de vos chaînes? Je vous tends la main ce matin pour vous permettre de refaire l'histoire. Vous êtes le continent de la relève. Le continent de la relève. Le continent de la relève. Il m'est permis de rêver de mes valeurs qui existent toujours et qu'il me faut conserver. La solidarité entre l'oncle et la tante, le frère et la sœur. Il m'est permis de rêver que vieillard, mes enfants ne jetteront pas sur moi ce regard condescendant, embarrassé. Oui, il m'est permis de rêver, de partager ma misère avec les miens sans fausse honte. Malgré mes routes sinueuses, mes sentiers qui bifurquent ça et là, mes enfants assoiffés, affamés, aux yeux hagards, malgré mes guerres ethniques qui font de mon continent un brasier, ce désordre apparent, tsunami en latence qui déboulonne et balaie tout sur son passage. Oui, il m'est permis de rêver que le peuple africain dispersé à travers le monde, debout comme un seul homme, reviendra vers moi, terre d'Afrique. Je suis le continent de la relève. 4 siècles à rattraper. 4 siècles à rattraper. Enfant noir. Enfant noir sur le chemin de l'école, tu n'as pas seulement des cahiers à porter, mais le poids de 4 siècles à supporter sur tes épaules si frêles. Enfant noir qui marche sur le chemin de l'école, cheveux au vent, l'allure désinvolte, la tête pleine de 1000 rêves. Presse le pas pour 400 ans à rattraper sur tes jambes arquées, rompues à la marche. Enfant noir, sur le chemin de l'école, tu n'as pas seulement... Sur le chemin de l'école ndax xam naa ni morceau bi dinañ ci ñëwaat ndax morceau bi dafa gudd. mu dédicacé ko ndax xam nga ne ab maman moom mu dédicacé ko waxuma la doomam yi rek mais Afrique yëpp ah. Afrique yëpp la ko dédicacé mën naa ne àddina jëwrin dédicace bu maman Yeli. waaw man sama yaram dafa nga dégloo morceau bi waaw bi may déglu aussi maa ngi voyage yi lu sori ndax dañuy yittewoo loolu. waaw ndax souvent boo xoolee ñun ndaw ñi dañuy wax lu baree bari waaye ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy suñuy waajur mooy ñooy suñuy kilifa
bu ñu taxawee ba ñuy waxal bay wax li ñuy dund tartar gi ñuy dund xiif jooy bi ñuy jooy buñ demee ba suñu yaay di ko wax day doon loo xam ne day dugg si ñun te boo xoolee lii nekkul loo xamante ni maanaam dafa nekk rek si suñu langue wolof boo xam ne dafa war a yem fii waaye dafa nekk loo xam ne dafa war a génn partout moo tax mu def ko français vraiment nekk na loo xam ni morceau bu ma touché la vraiment waaw yaram daw na maman Slamerie donc mu doon morceau bi nga xamante ne touché nañu bari mais comment maa ngi bëgg ñëw sax ci français bi te fàtte naa émission bi c'est en wolof ben naka la la dikkee nga inspiré wu ba bind morceau bi nga xamante ne da nga ko dédicacé àddina damay ne alhamdulilah sant yàlla di remercier gërëm ndaxte lii mu teg nii léegi sama recueil de poèmes des poubelles de l'espoir la recueil de poèmes bi waa école Edicom ay élèves non ma forcé pour ma def ko pour ñoom dama def prestation seen école seen ndem si yàlla seen directeur Souleymane Gaye Cissé yàlla na ko yàlla yërëm di nekk ku nit ku baax nit ku yaatu nit ku bëgg culture ak art ñoom noo ma dugal studio Renaissance dugal ma pour ma def recueil de poèmes bi pour mu nekk diction pour xale yi suñuy déglu mun pour travailler seen diction au niveau de l'école loolu lañ ko gisee woon noonu la kii bi génnee recueil bi ma njëkk gërëm ci sama yaay parce que ku nekk sa waajur nga am waaw li ci des nag yenn yëpp ay jàngat la woon enfant noir sur le chemin de l'école tu n'as pas seulement des cahiers à porter xale ci école du rek yenu ay cahiers mais da ngay xam ne àdduna yow nit ku ñuul ki doomu xale bu ñuul bi àdduna mu ngi ni taxaw di la xool yëpp nga war ko taawu war a xam ne yow yaa fi war a des yow yaa yore héritage bi ndono li nga war a sàmm loolu laa ci wax ci c'est très important ndono li nga xamante ni moom la ciy wax tey ñu nekk ay ndaw yi di déglu yi tamit def ko maman ndono loolu nee nañ doon sa baay ka gën waaw je crois que doon sa baay doon sa baay ka gën moo gën nekk fii mag yi nekk fii yaay yi nekk fii liggéey fi liñ fi liggéey mu nekk loo xamante ne lu jëriñ ndaw yi ba pare ñu wëlbatikuwaat ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekk war a liggéeyaat loo xamante ne ñay ñëw war cee jëriñu ñu daal di ñëw di ko tiitaroo mu nekk loo xamante ne lu am importance téléphone bi nag xam naa ne dinañ ñu baalal tey ba ci kanam ñu waxtaan tuuti téléphone bi dinañ ñu baalal xam nañ ne dinañ ko ubbi ci 33 821 88 11 ma bàyyi la nga bantuwaat ko waaw 33 828 88 11 dikkati na 33 821 88 11 waaye léegi nag man xam nga jëwriñ commencé te nañ mais li maire doon nga jege micro bi li maire doon wax léegi si laay dellu si tuuti ci ngay dellu si parce que tey dañuy waxtaanee ci waaw lii di mbind waaw slam poésie lii di taaru slam ak mbind poésie lépp ci biir maman mu am lu mu wax léegi mu nekk lu am importance nee na xale yi diction bi te tey ñu ngi waxtaanee mbind te diction boobu boo seetloo waxatuma rek ci slam bi wala ci poésie bi di nga gis koo xamante ne day wax waaye li muy wax da ngay naan ne lii la wax wala lële la wax parce que du leer loolu ci côté mbind mi ci slam bi jógeen waaw xam nga dañuy faral di wax man sax dama koy faral di wax lu baree bari ma ni bërki démb ñoomi maam la woon démb ñoomi baay tey ñun la ak suñuy doom loolu la maire waxaat rek ci biir texte bi mu bind nii dafa jël bu mujj bi mooy ñun ak suñuy doom ñun ak suñuy doom nag dafa am lu bari lu ñu warloog ñoom ndax ëllëg suñuy doom dinañ ñëw te dinañ taxaw seetlu ñun seeni baay wala ñun seeni mag wala ñun seeni yaay sax lan lañ leen fi bàyyil ak lan lañ leen fi defal loo xam ni maanaam dina leen jariñ donc loolu dafa doon loo xam ni lu am solo la ni ñuy nekk ndaw nii yëpp di bind
ak bind bi li muy taaru yëpp saa su ne ñu ngi koy dugal ci internet bi te dina fa def ay siècle wala ay at yu baree bari yoo xam ni mën nañ dem ba suñuy doom sax ëllëg ñooy wëlbati ko waat di ko tegaat di ko déglu donc loolu yëpp dañ ci war di bàyyi xel li nga wax léegi Maam Jaara dafa am solo ndax comme li ngay wax léegi ci biir générique bi leeralal sa baat lépp loo wax nga mën ko waat ëllëg nga mën ci dellusiwaat maanaam nit lépp looy wax rek na doon loo xamante ni nay leer ci ni nga koy waxee maanaam loolu daf ñuy topp ba si ñi nga xamante ni maanaam sax dañuy salaam ci français bi sama yaay da siy faral di wax lu bari nga bëgg a gis ko wax sa ni ze donc loolu yëpp si biir ni ngay ni ngay déclamer ni ngay waxe loolu yëpp da nga si war a liggéey bu baax a baax ba ki nga xamante ni da lay déglu day xam li ngay wax bu wér a wér a wér di nga bëgg wax sa ni ze waaw c'est très important effectivement parce que problème mu diction la problème mu diction boobu moom moo waral gars yi di jàng ñu ne dañu war a travailler la voix parlée dañu war a liggéey lii di baat bi nga xamante ne moom la ñuy waxee ndax nag jamono jii ñuy wax maanaam lënd bi lii di internet ñu naan kan lënd bu nekkee loo xamante ne lu ñu wax rek bàyyi ko ci day nekk loo xamante ne àddina dafay des dina dem moo tax lu ñuy wax rek yal na doon lu leer nit ñi mën a dégg waaye yal na doon i tamit dégg bu ànd ak topp Mama Yeli effectivement li jëwriñ wax léegi ak Jaara li ngeen wax dëgg la parce que dañu gis ne léegi niveau bi dafa baissé xale yi seen dafa wàcc bu baax boo leen di déglu nuy wax muy français bi muy wolof bi bu ci nekk buñ ci dangay diction bi dafay des lecture bi prononciation bi ni ñuy waxee kàllaama yi ni ñuy waxee mots yi sax dañ koy changer alors loolu moo taxoon nu defoon liggéey bi loolu lañ ci jublu woon dañ ko def rek pour école yi pour di ko doon ko teg xale yi di déglu ñuy def français mu mën a déglu xam ne nii kenn du wax je la ñuy wax kenn du wax se boo bëggee wax se ne se diction boobu loolu laa ci doon liggéey loolu lañ ci njëkkoon jublu ci dédicace bi d'accord c'est très important loolu la am na njëriñ moo waral da ngay dégg ñenn ñi sax di naan a i o e même bu fekkente ne dara récitation la sax soo ko seetlu woon ci Afrique mon Afrique da ngay gis xale bu naan Afrique mon Afrique mon Afrique Afrique yaa xam nga te léegi da ngay dégg ñu di ko reetaan rek bàyyi ko waaw mais parce que kon dafa mel ni kooku dëgg la ci jàngale bala ci ñi nga xamante ne sëriñ ya leen yor ca daara yañ leen yore bu ñu bàyyi xale ba di wax rek ñu naan ne non lamine bee tax je crois que pour man est-ce que sëriñ yooyu di tàggat xale ya amuñu ci part de responsabilité wala xale bi bu waxee rek dañ ko war a bàyyi noonu jëwri waaw xam nga li ngay wax noonu dëgg la waaye xale buy jàng dafa wute ak mag bi nga xam ni dafa nit moom dafa mokkal day yeete kooku waxut ñu voilà léegi xam nga ñun ñi nga xam ni maanaam dañuy yëngu ci islam di yëngu ci musique di yëngu ci li nga xamante ni maanaam dañu ñëw ngir baatu askan bi donc bu dee si ñun lay gën a garaaw sax ci xale biy jàng ndax xale biy jàng moom mën na voilà te mën nga gis xale boo xam ni 2-3 ans la am 4 ans waxam leeragul muy jéem a way texte mère Fatou Yéli donc du si ñàkk muy mel noonu waaye ñun ñi nga xamante ni nag dañoo doon ay mag doon ñoo xam ne dañoo ñëw ngir yeete ñëw mu doon xam nga salaam nekkul loo xam ni saa su ne nekkul loo xam ne lu yomb la muy poésie muy classique bi muy si poésie salaam bi ñuy def nekkul loo xam ni maanaam da ngay tëb rek def ko dafa am loo xam ni base bi moo doon loo xamante ni maanaam dafa doy waar dafa am ay mbir yoo xam ni dafa nekk ci biir mooy li ngay def da nga ko war a maîtriser ba pare boo xoolee lan moo wutalee slam ak freestyle bi rappeurs yi di def lan moo leen wutale waaw rappeur bi buy freestyle li muy def lépp li muy wax lépp
daf koy improviser comme maanaam mère tengadeem bi rafet na maam jaara weeram yi donc lépp day doon loo improviser mais boo xoolee salaam day tere loolu salaam dafa ni la texte bi ngay bind toog ko xool ko xoolaat ko ba mu leer ba mu leer ba mu mokk ba nga xam ne boo gëmmee sax waaw voilà non da nga wax lu am importance mais bëgg naa xam parce que dama bëgg benn mbir leer gis naa ñoo xamante ne dañuy islam des fois mu mel ni dañoo dem bind te pare guñu wala mu nekk lu ñu bindoon ñu ñëw commencé Afrique waaw ñun suñu Afrique bii dañu ko war a fonk kon loolu ça veut dire que warul ci islam man dama bëgg xam moom ak poésie non damay laajte pour xam parce que ñun ñëpp dañuy jàng dañu bëgg xam ndax ci poésie maman ndaxte islam mooy poésie récitée ci li ma yaakaar waa léegi ma bëggoon a xam ndax ci taalif bi dangaa war a jàng bind ba pare nga nafar ka ba mu mokk nga doora dégg nga déclamer dégg nga baddil ko askan wi toog di la déglu dégg nga wala maanaam permettre nañ ñu jël ko di ko liir ci kanamu mbooloo mi te mokkul loolu bëgg naa ko xam ci taalif bi bëgg naa ko xam ci islam bi mama waaw jaara mooy li ma lay wax rek loo ci gis rek improvisation dafa baaxul ci dara gis nga poésie mooy loo xam ne kenn du ko fooyee boo bindee sa rek sa poème danga ko war a travailler liggéey ko ba mu ñor ba mu mokk nga soog ko mën a joxe nit ñi mën ko joxe mais li nga bind nii si saa si nii rek bëgg a commencer lire ko loolu du man pour man foog ci man du nekkagul poème loolu mooy ci liy wax premier jet mooy li njëkk a génn li njëkk a génn nag danga koy liggéeyaat danga koy nafaraat man benn poème mën naa def benn at ou plus ci benn poème di ko liggéey di ko xoolaat ni nga koy xoolee noonu di ko kii ci nga koy jëlee nag ci nga koy jàngee ci lay nekkee sa bopp nga jàng ko ba mu dugg sa xol nga mun ko joxe nit ñi mun ko yëg man boog ci man noonu la poésie nag comme on dit am na ñoo xam ne dañuy lire parce que du ñëpp noo am mémoire pour noo jàpp daal na ñoo xam ne poésie récital de poème mais nan la nga jël sa livre ñëw lire loolu am na ñoo xam ne ñoom mën nañ taxaw di wax seen poème ni sànq nu loolu ko noonu ñun am nañ ab liberté boobu ci poésie islam nag moom jox naa jëwriñ moom mu ñëw wax dëgg la waaw benn la xam nga ab maman moom tout le temps day partager ak doom yi ndaxte bi ñu defee 4 émissions yi ñuy def saa su ne ak benn collectif ndeysaan maman day ñëw bu ñëwee balaa ñuy jël keneen dina toogaat ndeysaan toogaat ñu bokk waxtaan wi moo xam doomam yi ànd ak ñoom ndeysaan gis ngeen mu def nu mu rafetee ñu daal di ñëw ci islam dëgg la waaw xam nga li sama yaay wax léegi dafa am solo ndax boo dee xool salaam ñu baree bari dañ naan la ni mu ñëwee si yow rek nga koy génnee liberté bi ñu ciy wax mi ngi ci biir waaye liberté bi du lépp la may dafa am foo xam ni da nga war a taxaw seetlu nit ki li nga xam ni moom ngay def si atelier comme atelier salaam yi ñuy def nga xam ni dañuy liggéey ci ay poème liggéey ci ay texte yooyu day fekk ni boobu lépp dañ ko liggéey si fi nga xam ni fa lañ toog buñ paree kenn ku nekk nga wax sa poème ñeneen ñi corriger la kii ni la lii nii nga ko waroon binde kii nii la nii nga ko waroon defee loolu xëy na boo koy def war nga ko mën a liir waaye dañ ni la booy salaam ki nga xam ni dafa bind muy poésie bi maire di def nga xamante ni da nga koy bind toog di ko liir bokkul ak li nga xam ne da ngay taxaw jàkkaarloo public di leen wax ñuy dégg loolu bu fekkee da ngay taxaw di liir rek mën nga leen jox ñoom ñu liir donc loolu dafa war a nekk loo xam ne da nga ko war a maîtriser mu nekk si yow ndax souvent dañ naan salaam booy salaam say bët day salaam say loxo day salaam say tànk day salaam léegi su fekkee da ngay salaam ba pare bëgg a téye nii téléphone donc say loxo salaamatul waaw ki nga xam ni déggul wolof wala déggul làkk bi ngay làkk si say loxo lay jànge léegi kooku noonu xañ nga ko
li nga xam ni moom ngay wax donc dafa doy waar donc toujours lépp looy bind bu ko yàkkamti man samay texte saa su ne sama yaay gis na damay liggéey texte si ay at yu baree bari yenn saa yi dama siy laal tuuti rek moo tax day moom nit ñi ni ma dolli waatal waaye boobu day fekk sax man liggéey bu ma si doon liggéey paree gu ma si ndax saa su ne maa ngi xaar ñu ni ma garab gi ni nga ko waxee du noonu nii ngay waxee mbagg mi ni nga ko waxee du noonu wagg ngay wax ndax dañ ni benn bi mooy mbagg ñaari mooy wagg waaye soo yàkkamtee ba génne ko ñi la waroon a corriger dootuñu la corriger dafa mel ni rek nga ne samay bët te bu ñu nee bu ñuy wax dañ naan samay gët kon nag ci samay gët la ñuy taxawee daal di dem xooliwaat beneen artiste dégg nga ci morceau bi mu titré lii di La Route Moussa turu artiste am nekk mu wóosa ñu dem respect La route trace le chemin sur lequel l'homme chemine, avec des idées dont il se nourrit. L'homme avec sa route, l'homme avec sa roue, ses ponts, ses élans, s'arc-boute sur sa destinée pour un chemin clément. La route peint des coupures sur le tableau de la vie dure, ou pire, enseignant la vue, enseigne la vie, souvent. Elle se limite ou perdure, semblable à une pierre abandonnée. L'homme s'y étire et s'entire. Quand la distance fut conséquente, on lit son visage traversé de séquentes, comme si l'épuisement avait du mérite. Quand elle est courte, elle est lourde comme une perte lourde, celle d'un être cher qui a laissé sa sueur et sa chair dans une chair. Celle de la vie. Celle de la vie. Celle de la vie, la chair de la vie, celle de la vie. La roue accélère et la route se resserre, devenant sombre puisqu'elle est bordée d'ombre. L'homme dans des ruelles obscures se procure des coups sûrs. Mérieux de coups, il se secoue et se relève, chemine de nouveau sur sa route avant qu'elle s'achève de nouveau. L'homme tente et rebondit, soulève la tête, guette le bonheur, le saisir, tête le bonheur, le désir, plus que sa roue qui roule, sa route s'achève dans l'ambiguïté. Dolent, élan, et là sa vie s'acheva, la route s'acheva comme elle débuta. La route c'est la vie, la route avec ses buts, chacun a son but, chacun le perçoit comme moyen de survie. Dire chaque centimètre de la vie me fait sentir mettre mes envies sur les sentiers de la route. Constitue finalement mon but, j'ai spécule, mais c'est mon but. La route, c'est ma route, c'est votre route, c'est notre route. Elle chemine, nous cheminons comme une roue qui roule.
94.5 na xam naa ne nag dinañu dinañu gars yi dinañ leen laalal téléphone bi. ñu ubbi ko tamit tuuti. foog ñu ubbi téléphone bi tuuti. Demba. dinañu ubbi téléphone bi tuuti gars yi mën a woote ci 33 821 88 11 ndax nag seen maman moo fi nekk. te ndëgëm tey dañu def taxaw seetlu 33 821 88 11 ñu xam ne maman Slamerie mi ngi fi jëwriñ mi ngi fii. noonu lañ koy defee ñuy waxtaan ci lii di islam te ñu doon ànd ak Moussa morceau bi nag ki ko tànn. waaw moom moo di ndeysaan mama Yeli. sama yaay. lu tax nga taamu morceau bi nga tànn ko Moussa La Route. waaw Moussa dama ko tànn pour wan que ne Slamerie yi ñoom yemuñu ci slam bi nii di déclamer nii rek ñu ngi bind ay téere. lii La Route bi mu ngi ko génnee ci benn téereem bu tudd ressenti moom la jël mu jël ci La Route def ko dama doon pour exemple rek pour wane que ne ñu ci biir slam bi xale yi ñu ngi ciy génn ñu ngi ciy def leneen liggéey bu am solo da ci mbindu ci wàllum mbind Mandiaye Camara génneen bu njëkkul floraison d'une muse errante ak ñeneen ñi te foofu lañ leen di xaar waaw foofu lañ leen di xaar parce que nekk di islam nekk ci kii sa rafet na trop mais tamit na am lu dëgër loo xam ne dinañ ko téye dinañ ko mën a téye téere yi waaw dafa lu am solo la xamante ne c'est très important moo tax ma choisir La Route bu Moussa bi merci beaucoup Moussa ñun kontaan nañu parce que nice na sow pour la jéeri man maay sa buur nag maay sa buur dégg nga Moussa nag mu nekk Moussa bu dalal Slam 33 821 88 11 salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. wa aleykum salaam. wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu. wa barakatu. yow yaa ngi gën salaam di liggéey ci kaddu. ak liggéey ci tàmbali léegi te ba tey rek dégg nga mu des. ndeysaan. jëwri ñu ngi koy ziare di nuyu ñin daal di nuyu ñëpp rek. dëgg la jërëjëf. di ci nuyoo borom yéen bu naa jaara moom kàngam la. tey ngeen ñëw ci xam nga waxoon ngeen ci seen. ba dugg ci seen tey kàllaama. mooy la parole en fait. ndeysaan. ak ponctuation yaak yami àndal yi koy dara jàll ndax ci biir nit la jógee nit ku leen dafa am produit lu leen dafa mu jur. mango garab mango la jël c'est pas par hasard yàlla jël kàddoom. mooy le Coran jox ko àddina jaar ko ci yonent bi ak yonent bi y a un jeu de mots yonent bi ak yonent bi le message et le messager la chanson en français c'est après la même chose le message et le messager yonent bi ak yonent bi da nga bësoo waaw bu baax ñu ngi lay déglu léegi julli juma ajjuma normalement ñeenti rakk la war a nekk comme it ay fiit ak kabir ñu dagg bu ci ne julli gi ñu dagg ñaar bu dee ajjuma dañ dagg ñaar rakk daal di waxtaan mooy ñaar rakk njëkk yi xutba moom la tudd xutba tam c'est la parole mooy dénkaane ba ci benn baat bi gën a complet mooy dénkaane lan mooy dénkaane parole lay doon rek bu njëkk dénkaane sa kàddu lay nekk après la yeneen mais bu ma sax dénkaane rek c'est la parole donné en fait li nga pour wax la tenooru kàddu ni mel wax ni mel julli ñeenti rakk la ñu dagg ñaar rakk yi indi yenn ñaar rakk yi pour ñu waxtaan alhamdulillahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah mooy farata et puis moo nekk sa farata dans tous les entreprises waxtaan ak yëpp war na jaam yi wax ne alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah après nga wax wolof bambara soose loo il faut quand on parle on cherche à se comprendre on transmet on donne un message un benn code pour war a décoder surtout comprendre la compréhension surtout comprendre quand le message part quand la parole part quand tout part et qu'on ne comprend rien du dem xale bi jàng ba comprendre 7 sur 10 7 lañ ko may mu rek ci 3 xale bi comprendre 3 rek ci 7 yi 3 lañ ko may mu 10 autant que tu comprends 10 tu as 10 sur 10 mooy jigéen bi togg ci li muy jël sumuwaaram dugal ko ci biir daal di jël benn ci loxoom mar boobu mooy la parole mooy la prophétie à part de cette donnée là moom xam na ku lekk ceeb bi da nga mooñ ndax ci ke togg culinaire la prophète bi mooy tere boobu sëriñ bi mooy tere boobu kiy jàngale mooy parole même tere boobu mooy bi ngay mar sa digal loo xam ne togg jaar na la c'est la parole dans la parole on trouve le tout orientation le commandement lépp ngi ci biir mooy kaddu
kàddu dem ba ca mu tudd ndénkaane foofu la gën a ëppee solo nga xam la parole poésie nag da ko ñëw taaral ko waxal ko ba mu neex surtout facile à comprendre et facile à retenir loolu mooy sens en fait poésie di ko taxoon jóg dëgg-dëgg nan nga ko wax ba mu taaru ak nan lay defee ci xel parce que xel tam dafa capricieux ba loo ko jox mu rafet mu téye ko loo ko jox lu mu ñaaw mu delloo ko Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee wax na ne mag ñi dañ daal di ay jëmbalang yu mag man ma dindi ko jëw ordonnance muy téere bu gàtt def ko poésie mu neex comprendre def ci xel yi nga mën a mokkal jëwal li nga bëggoon jàng yëpp tëddu ci xaar ma way ko way bu gàtt nga neex a comprendre mu def ci xol nga am ci diine ba pare compréhension ba ak point bi moo tax Sëñ Tuubaa ñëw sur la poésie en fait mu jël ko muy dooleem muy léppam ci la liggéey ci la wane xar baax ci def lépp et on revient sur le sens de la parole kaddu ci nga exprimer ci nga sa doom mu xool nga ko defal nanga mu comprendre ni ko bàyyi wala mu def ci la yàlla santaan def leen ci la kaddu ci la nekk bàyyi leen intonation bi génn ci kaddu lay nekk rek moo tax tout repose dans la parole en fait mooy seen islam bi taaru wax beeg jekk wax beeg kawe wax bi baat bi day dem ba ci mu ñëwaat nekkaat ci ndénkaane mu gën a complète en fait la recommandation l'exhortation yëpp dafay ñëw ci baatu ndénkaane loolu li ñu bëgg a wax mooy lan mooy taaru kaddu aar bi ci nekk te kaddu moo jóge ci biir entrailles nit ci biir xolu nit ci biir nit génn benn coefficient wax ko bu ko yàlla waxee mu am jeexital muy taw bu ko nit waxee peut-être parce que ñaari force yi bokk alxuwa wala àq mooy yàlla wax li muy rëy nag dëgg rek lay sant nag wax bi rafet naag wax bi dafa gudd ak wax bi dafa njool yëpp wax lay tudd rek mais wax dëgg wala wax fen mais wax bi li ko taxoon a jóg mooy dëgg mën naa am balaxa mën naa am leneen mën naa am loo poésie mën naa am pédagogie loo bëgg wax mën na ko am dañ koy takkee wax bi rafet naag gudd naag am na njëriñ mais wax moom benn baat rek lay wër mooy dëgg wax dëgg moo tax toujours moo di tënk moom la ñu yàlla tënk tamit moom la jox prophète bi moom la nekkoon yonent bi alayhi salaam bi ñu koy wax Aïcha indi wa innaka laxlaaqul azim benn laay boobu ne koy waaji mun delloo leen laay bi ci alxuraan daal yëkkati kaamam ci boppam mu ne ki ngeen laaj xul wa Qur'an waa jooju daal alxuraan bàyyiwu ci dara mooy alxuraan yi nga le prophète dans sa beauté reviendra sa parole moo fi gënoon jekki wax parce que daawoo laaj kaddu gi dafa gënoon wax ji leer amul benn tension yonent bi dox pare nga naan ci lu mu bëggoon wax dafa clair limpide wax bu rafet bu neex a dégg bu séduire arab bi daa dem di làkk arab ci am ñuy defen du arab kese di say di daanu ñu ko gënoon contre ñoo gën daan coo xam ba pare ñu dem ba ci àgg sax ñun alxuraan xërëm chexre la mooy genre xërëm la genre kii la daal fétiche la ndax doole ji mu àndal ak ni muy yóbboo doomu aadama tey ngeen ñëw ci sur la parole moo te mooy ñëw président kaddu mooy lépp nag noo ko taaralee da nga koy jox dayo ci lay def ci xel ci nga gën a comprendre asalaamaaleykum wa rahmatulah merci jërëjëf sëñ Touba amul morom ndeysaan taalibe sëñ Touba maman nga doon leen dégg tey nga dégg ko tey kon ñu fàttaliwaat leen ni 33 821 88 11 maman Yeli mu génn kon duñu ko bàyyi lu dul jox la kàddu bi non li mu wax yëpp koy amuñu dara luñ si teg amuñu dara luñ si teg ndaxte tënk na lépp daal ndeysaan parce que bu taxawee bu wax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ko tuddee ngeen gi mbindeef tudd na lépp te ni mu ko tuddee noonu daf ma kii daal daf ma delloo si téere bi nga xam ne mu ngi génn démb une semaine passée à l'ombre des voix communauté africaine de culture section sénégalaise moo ko def te man membre laa ci communauté sénégalaise de culture mu bind ci le vent te chante Moustapha jox ñu ci paragraphe boo xamante ne dinañ ko mën a déglu bu baax a baax quand le monde est dans la tourmente quand les mosquées églises et synagogues sont fermées quand chacun se confine et s'inquiète le soleil continue à briller la lune et les étoiles sont au rendez-vous chaque soir. Le vent continue à souffler. Le vent te chante, toi l'intercesseur. Viens à notre secours dans ce monde confiné. Car nous continuons à prier dans le secret de nos chambres confinées. À présent, les mosquées sont logées dans nos cœurs. Les zaouïas dans nos âmes, les minarets aux confins de mes yeux. Mais le vent souffle toujours et il te chante, Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. gis nga su yaay fu muy yóbbu
yëkkatil rek ci kaw ndax li mu wax yëkkatil ci kaw rek ñu ubbiwaat téléphone bi 33 821 88 11 ndeysaan xel dem na si ñooñu ñu ci mel ni ñoom Salman ñooñu daan tilimal alxuraan ma ni ko mara naan moo la taxa naan ndox mu ñu baxalee yawmal xiyaam yaa war a wax bu mu la tax a wax loo xamul ba tax na man jëwrin waat naa ko ñooñee bis boobee dinañ dem jahannama ndax ki tedd ki borom bi tànnal boppam ñu weddi ko diingati waxam ba tax na wax joojee moo leen yóbbee lii képp kuy wuyoo turu yàlla yonent bi te dégg wax ju ñaaw ji ñuy wax yonent bi di nga rëbb ñooñu nga xam ni ñi leen di nëbb kenn xamul ni ñu toll seen mbugal di dooree ci kaw suuf ànd ak ñoom ba bañuy sànkoo suuf salaam yow mii nu tànn ñi la jógal Muzammil duma denc di la sabbal duma denc di la woyal yow mii di tànneef yi min ni jàngal Mustafa man Ngelaw maa ngi lay sabbal Ngelaw a ngi sabbal alhamdulillah ya rasulallah alhamdulillah ya nabiyallah alhamdulillah ya shafiyallah alhamdulillah ya khairal khalqillah salaam maam Jaara tey mi ngi yóbbu ci ay cant safar bi la ñuy wax commencé ñu bu maam Jaara reprendre rek ñu dellusiwaat tuuti ci fi nga xam ni foofu lañ taxawee woon tuuti muy wax ji nga xam ni wax ju am solo bi suñu grand wax léegi nii ndax boo dee xool ci li mu wax muy maanaam ñaari ràkk yi nga xamante ni àjjuma dañuy jël ñaar yi def ko waxtaan jël ñaar yi def ko julli bu ñuy julli waaye ñaari ràkk yooyu ay kàddu la yu ñuy génne waaye kàddu yooyu kat dañ ni lii julli la daa bokk ci julli gi te ay kàddu la rek yu ñuy génne bërki démb rek maa ngi ci waxtaan ak benn boroom xam-xam mu may xamal ni ma waxtaan boobu rek ci biir waxtaan boobu ni ngay teewloo julli gi noonu nga ko war a teewloo ndax daa bokk ci julli gi comme mooy remplacer ñaari ràkka yi nga gis nag des fois buñ koy def ñu ci bari dañuy waxtaan ñu ci bari dañuy nekk ci leneen te duñ xam ni ñu ngi ci biir julli gi léegi nag comme li ñuy wax léegi nii li ngay wax dafa war a leer moo tax dañuy dem sax léegi ba di def xutba boobu ñu koy def ci wolof te pourtant ci julli gi la bokk waaye bëgg rek wax ji gën a leer donc loolu yëpp di gën a leeral rek li nga xam ni moom la suñu grand wax léegi ak li sama yaay wax waaye may jéggalu ci delluwaat tuuti ci ginnaaw ndax mooy ci Moussa Sow bi ñu doon wax léegi mu doon koo xam ne dafa bokk ci ñun suñu yaay aussi njaboote ñu ñun ñëpp mais dafa am leen lu spécial loo xam ne dafa nekk sama diggante man ak moom ak sama yaay muy Moussa xamante nañ lu yàgg man ak moom ci internet bi mu may envoyé ay message ñuy waxtaan ci islam di waxtaan ci poésie di waxtaan ci lu baree bari yàlla defoon moom mu doon def théâtre di def art lu baree bari tëju di jàng comme ni ko maire di waxe léegi di gën a gëstu di gën a liggéey te loolu dafa am solo bis bi ñuy njëkk a gisee maak moom bis boobu laa njëkk a gisee ak sama yaay bis bi ñuy njëkk a gisee maak Moussa fi ñu gisee jour boobu lañ gisanteeg sama yaay jour boobu la ñu maire jàpp
jour boobu la ñu def doom ba léegi ñu àndandoo def la cause ñu génne ko benn livre bu ñu génne woon ak yeneen yoo xamante ni liggéey nañ si donc vraiment ma koy féliciter liggéey bi rafet na set na Maam Jaara léegi bi muy déglu texte bi yóbbu na ko fu sori yóbbu na ma fu vraiment yóbbu na ma fu sori li ma yóbbu fu sori moom moo bari waaye taalibe sëñ Touba moom tamit ndeysaan dégg ñu waxtaane lii di kàllaama mu daal di dugg moom mooy wane ne tey jii kàllaama dafa war a leer mooy wane ne kàllaama tey jii bu fekkee dañ na kay nodd sax kàllaama ba bu leerul dégg nga yaakaar naa ne waru la mën a taxaw sax bay nodd dégg nga ndax ña koy déglu dafa bari te dañ ne kàllaama nit dina wax loo xamante ne mu nekk lu amul benn njëriñ waaye kàllaama ba bu leeree rek daanu taxaw déglu ba xam la muy wax lan la dangay dem ba xam ne kàllaama bi kat dégg nga la muy wax amul njëriñ nga door a romb waaye bu leeree da nga taxaw def benn jàngat ca la mu bëgg wax lan la taxaw set